laal Tapha Tine Boy Niang Tapha Tine Boy Niang li ma lay njëkkal la question première question selon toi Tapha Tine Boy Niang kuy favori. waaw. après nga bëgg a expliquer mais wax ma kan mooy favori sa favori yow. par rapport à quoi. sa favori ki nga xalaat ni moom moo ëpp chance gagner combat bi Tapha Tine Boy Niang. Boy Niang. ah kii nag am na fit ah. yow gars yi ñëw fii def benn vidéo amateur yi 80% ne Tapha Tine moo ëpp chance yow nga ne Boy Niang expliquer ma lu tax nga ne Boy Niang. bon man bépp sport de combat man dama koy seetaan boxe dama koy seetaan poids lourd ba poids léger championnat du monde yëpp presque dama koy seetaan MMA seen combat yu mag yëpp dama koy seetaan. damay seetaan judo lamb la lamb. waaw donc dama lay wax Boy Niang pour man ci li ma seetaan bëre dóor nit yi xeex Boy Niang moo daa xeex ci lamb ji. xam nga lan mooy boxe soo laajee boxeur dama naan la aaru dóor nit ki la te duma dóor li mu def contre xam nga kii dafa ni kee nan tuuti Alaaji Mbay la tudd. mooy ki doon bëre kii dafa ni ko ni ma la daanee mooy dictionnaire u lamb li mu xeex ak Sa Thiès loolu mooy dictionnaire u boxe ay retrait de buste yu set il maîtrise la distance ban instant laa war a arrêté sama jab bi sama direct bi su ma ko tàllalee kañ la koy dal di gis coup bi Sa Thiès di waaj a préparé anticiper coup bi boole ko ci déplacement am balaa coup bi di ñëw mu def ko retrait de buste balaa moo préparé beneen mu jëm ko génnaat loolooy mën a xeex. loolu mooy mën a kon na nga jàpp ni xeex bee koy jeexal. de man kay combat boobu noonu soo ma waxoon tam lan ngay teg bii nag laa gën a teg nul lépp. lu tax. Tapha Tine physiquement su ko Boy Niang déplacé wu aspiré ko du ko daan parce que Boy Niang bugul ëpp nit doole Boy Niang daf la bëgg a attan xam nga ñu bëri dañuy def erreur naan diw moo ëpp diw doole affaire yooyu noonu Boy Niang jaayul mbër doole daf lay jekku am doole bu mu la manipuler mooy fermé yi ngay gis muy def gars yi nii du jaay doole parce que xanaa balaa ngaa jaay nit doole mu jàpp nga jàpp mais koo xamante ne yow balaa ngaa bëreet moom da ngaa fexe ba nax ko ba jàpp te jàppul nga doog a bëri donc c'est quelqu'un qui aussi boxe très très bien sur les talons mooy comme moo wax ko ci wolof mooy dafa mën a xeex di arrière. Boy Niang dafa mën a xeex di arrière soo ko songee yaakaar ni yow yaa ko jekku da ngaa nax sa bopp yow ni nga koy songee moo tax combat sax moom bi ma koy gën a jox favori mooy moom ak mbëru gaay moom ak mbëru gaay da ngay kokkali quoi. non dëgg neex yàlla waajoo dafa xew Sénégal ñëpp ko bëgg. Sénégal ñëpp ko bëgg vraiment moom aussi mu nekk koo xamante ne showman la te beneen sport bu mu defoon tamit au niveau international ak yooyu noonu dina ci am tur muy Balla Gaye. xam naa ni moom ngay wax mais. ñëw yegg dañ bàyyi Balla Gaye Boy Niang da ñuy indil. waaw yegg nañ ci Boy Niang Tapha Tine nga ne ma Boy Niang il sait lutter il sait boxer plutôt sur les talons. mooy mun na très bien sur les talons. est-ce que Tapha Tine mun na ko. non jamais moo tax ay fansam chaque jour su ko mbër harcelé dañuy xëy ne dañ ko liggéey. kii li muy wax nii moom. nee ni ma. dañuy xëy ne dañ ko liggéey moog Balla Gaye taril ko dictionnaire u xeex jàpp ko tàllal loxo bi yëngal ko mooy bi gars yi naan est-ce que yaa ngi may séen. mais loolu boxeurs yi dañ koy def te amuñu gàllaaj boxeurs yi dañ koy def c'est juste une façon de prendre la distance de jauger la distance avec son adversaire tàllal sa loxo parce que soo tàllalee sa loxo ba mu jeex yow di nga xam sa ndigg nga war a déplacer pour jot ko wala sa yaram carrément nga war a déplacer pour jot ko xeex la en tout cas pour man parce que su ma bëggee analyser ay mystique te awma bopp damay xaw a sonn man fait bi laay jéem a analyser sportivement parlant donc def loolu déclenché
mu janaxe parce que soo ko agressé xeexam réer ko Balla kor ko di dóor xam nga ci art martial li lay njëkk a jàngal mooy ni que tant que tu te déplaces tu es difficile à cibler c'est-à-dire Balla Gaye boo xoolee uppercut yi mu koy dóor day dóor benn uppercut balaa moo xaacaat day tëb déplacé wu xam nga koo xam ne kor na lox gisatoo ko bu la dóoree tëb déplacé wu kooku dootoo ko dóorati mooy takk bi bi gars yi di wax man de takk bi gars yi di wax naan galaaj la man techniquement laa ko gis mu xeex ak moom am vraiment une grosse supériorité technique en termes de bagarre pas seulement en boxe parce que loolu am na yeneen prise yoo xam ne amul ci boxe parce que boxe mënoo ko mais honnêtement il s'est bien Balla déplacé wu ka bu baax xeex ak moom mu bañ a mën a xeex il n'a pas su apporter de réponse Balla daan ko mu amaat rakku Balla Gaye muy Ama Baldé Balla jaay ko secret bi ne ko bu mu xalaat te boo xoolee combat boobu noonu bi Ama njëkkee taxaw léwatoog moom déglu ko dóor na ko gauche bu dal dóor na ko direct gauche bu dal bi Ama Baldé décidé agressé ko la ko bëri bi la ko xeex bi réer muy siggi ci kaw di xool ci kaw di janaxe ba mu sàcc ko dëj ko mais lii problème bi man musuma gis Boy Niang agressé nit mais balaa nga yegg loolu yaa ngi bëgg ne Tapha Tine kenn du ko agressé Bombardier agressé wul Tapha Tine Elton agressé te mu duma leen Elton agressé wul Tapha Tine Bombardier agressé wul Tapha Tine ñoom ñaar ñëpp seen xeex maanaam Bombardier xeexam du désordonné c'est-à-dire il dégage beaucoup de puissance mais nekkul day ñëw dóor la ay laaw jaxasoog yow non non day lewatoo di dóor ay coups yu puissant mais daanaka par benn lay dóor. dafa yéex quoi Ama Baldé ah. dafa yéex quoi. dafa yéex dëgg soo xoolee Ama Baldé ba mu koy janaxeloo daf ko dóor gauche droite ci kaw dëggal boppam dugg ci biir garde bi carrément dóor ko gauche droite bi. Mais on a vu que Yékini Junior a adopté la même stratégie que Ama Baldé contre Tapha Tine te amul woon résultat. loolu bu yàgg ba la. non bu mujj bi c'est comme dernier combat Tapha Tine jëm na ñëw sëgg sigi dóor tak sëgg sigi dóor. mais boobu Tapha xeexul si je me rappelle bien. Tapha xeex la Tapha mbot non. waaw après bu ñu jàppante mbot mais xeex nañu. waaw mais parce que xam nga nit aussi di nga ko yóbbu ci terrain boo xamante ne terrain glissant la ci moom mais soo amul feem boo ko jekkalee du la jëriñ. kon da nga jàpp ni amul feem yi quoi. bon man Yékini Junior je le connais pas trop mais ay combat am yu ma seetaan xam nga gisuma ci aussi mu nekk agresseur boo xamante ne xam nga agresseur dafay ànd ak feemu song. tey boo agressé nit te amoo feem boo ko songee jeexal làmb ji aussi day xaw a métti te man je me rappelle pas comme ça sur le coup combat boo xamante ni dafa ñëw rek agressé nu mu tuuti agressé adversaire am agressé ko attaqué ko daan ko. balaa ngay ñëw ci le fait que Boy Niang itam du agresseur foofu nga tolloon may ma rek sànq ba léegi maa ngi gis commentaire yu bari tontuwuma ci benn di jéggalu pour bañ a yàq waxtaan bi mais bii mënuma ko bañ a tontu waa ji mu ngi commenté ci làmb ji mais ma Mansour Dioum maa ngi lay ziar Mansour Dioum ndeysaan kenn la ci ñun di seetaan live bi tous les jours. di seetaan live bi tous les jours Mansour Dioum la wéyjuram bu góor wàññeeku ñu koy ñaanal yàlla yërëm ni ko ñëpp àndandoo ñaanal ah wéyjuram waaw. wéy juróom bu jum ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko te xaaree ko àjjana mais nos condoléances frère ma bàyyi la nga yegg aspect bi nga nekkoon ci Boy Niang boobu nga doon wax. ok donc pour man Tapha Tine du ko agressé non plus Boy Niang du ko agressé donc puis honnêtement je pense pas que ak Boy Niang ñu ma gis ñu entouré ko dinañ ko xelal wanteeru prendre des risques pour jël combat mu jeexal ko parce que Tapha Tine quand même njool la te ak règlement wu bëre Sénégal sooy bëre njool li lay daan day yomb. lu tax parce que loo xam 4 appuis daanu la ku gudd ci kaw soo koy gug lu mu rasu ci suuf lu mu rasu tuuti tànk yi sori la yaa ngi jeex ci biir suuf si. donc c'est assez compliqué soo amee ñaari
profil yoo xamante ne c'est pas des attaquants que combat bi jeex. loolu aussi c'est très compliqué moo tax pour man bon en espérant que pour amateurs yi parce que sinon kon lamb bi day soof et puis Boy Niang il sort d'un combat boo xamante ne ça a été ennuyeux, un combat très tactique. Bon oui bi nga xamante ne quand même wane na mën-mënam aussi Lac de Guiers wane mën-mënam aussi vraiment, mais c'était ennuyeux. soo xoolee ci biir jéego yi soo seetaanee lamb ji de très près xool seen calcul di nga gis ni vraiment ku nekk def na effort mais seen calcul dafa bëri trop. ok léegi wax nga ma Boy Niang yow mooy sa favori wax nga ma ñoom ñaar nu ñuy bëreewee et tout buñ déggee ni Boy Niang daan na Tapha Tine balaa may ñëw buñ déggee Tapha Tine daan na Boy Niang bien sûr dinaa ci ñëw après en deuxième partie mais buñ déggee ni Boy Niang daan na Tapha Tine nan ngay jàpp ni que noonu la ko Boy Niang daanee. damay jàpp ni Tapha Tine Boy Niang directement boobu muy dóor pour décanter situation Tapha Tine daf koy jël décider répondre mu jiwatloog moom jaar ci suuf jàpp ko taf ko ci wet gi waaw lonk ko daan ko maamu kor ko fël jiitu tourné ko parce que day tourné moom bu xasee yéeg sa wet bi vraiment néewul ay clé mën na la tegal chaise mën na la wañ mën na mel ni comme ku lay botti noonu jiital la mais loolu bu ko defee Tapha Tine je pense pas que dina ko daan parce que Tapha quand même njool na mais su yegee ci wet bi gëm naan dina ko daan. mën na ko caxabal est-ce que. bien sûr caxabalam bëgg na ko lool. man moo xam naa ni wet boobu parce que keroog contre Sa Thiès quand même aussi il a fait preuve d'une grande panoplie technique et de beaucoup de sang-froid. parce que bëri nag soo xoolee contre Sa Thiès première action bi ba mu koy fàqat bi Sa Thiès di génn am na tekk bi te forcé wul tekk bi parce que bis bu mag la kenn du ci wanteeru nga xam ni booy dafa bëri calcul je pense pas que dina wanteeru ba combat boobu di ci jeex. je ne pense pas. boo déggee ni Tapha Tine daan na Boy Niang damay privilégié door mu daanu bi. yow yaa ngi ma ne Boy Niang dafa jeexal dictionnaire xeex bi ba pare nga ne Tapha Tine da koy dóor mu daanu. xam nga nu ko américain yi di woowee mooy lu guy gi dóor Zos mooy lu Elton dóor Bismi Ndoye France Paris c'est lucky cut lañ koy woowee mooy da nga jël coup bi par chance te booy seetaan boxe da ngay gis boxeur boo xamante ne sur 11 rounds dafa am supériorité technique jàpp kay dóor ko kay mënul dóor mu dóor la benn dóor boo xamante ne da ngay bëgg dóor bi wàcc. mooy Tyson Fury ak Deontay Wilder premier combat ba. boobu mënuñu wax ni lucky cut la parce que 1-2 boobu mu dóor noonu loolu il travaille pour ça maanaam moom combat bi yëpp loolu lay ut da ko doon doog a am noonu rek mais moom rek lay ut. moom rek lay ut. moom rek lay ut combat am yëpp boo ko xoolee moom lay ut. mais kon loolu forum la mais je pense pas que aujourd'hui ak xeex bi ma gis Tapha Tine doon ko xeex en tout cas si il su nekkee jàngaatul boxe oyofaatul ci diggante bi li mu jot a wone ci dernier combat yi su nekkee moom la indi xeex boobu noonu mënul wàccee Boy Niang su nekkul lëkki kat mënul wàccee Boy Niang. maanaam bu amul chance dóor coup Boy Niang coup bi da parce que loxom bi diis na quoi tamit. du jël coup bi. Boy Niang du ko jël. faraluma ko mais du ko jël. léegi bu ko daaneewul dóor mu daanu nan neneen la ko mun daanee. na da waa xam ni am na doole am na poids mais kuy bëre Boy Niang loolu du la jëriñ ndax buubu la ba nga koy bëf. Boy Niang jàppantewul ay ngemb tak dernier combat bi la ko def daa mujjee nul te dañ ci mujj am défaite sax contre Lac de Guiers jàppantewul ay ngemb tak de. mais gars yi naan ma teg Boy Niang mun na daw dugg Tapha Tine tëru ko téye ci ngemb bi rocc loxo bi. da ngeen baax rek Boy Niang gis nga buubam boobu aspiré boobu muy def wari waatal conférence de presse bi entre moom ak Garga Mbossé ba mu demee toog di seedal Ama Baldé di jooy Bécaye Mbaye naan ko analyser ma combat bi muy jooy gis nga bi muy dóoree Garga Mbossé droite bi rek ba Garga Mbossé fayu dafa fomp rongo ñi ne ko coup bii laa doon xaar xam nga ni ku am calcul boobu noonu
dëgg ay tëru jàpp ngemb ay kii faralu ma ko de mais ci bu muy décortiquer combat bi dafa fomp rongoñ bi rek ne coup bi la doon xaar. ne ko coup bii laa doon xaar Garga xam nga door na Garga droite bi lu bëri yoon Garga fayu benn yoon la Garga fayu boobu la ko daan benn yoon boobu la fayu xoolaatul combat bi benn yoon boobu la fayu boobu la ko daan donc ça montre que c'est quel nit la koo xamante ni dafay préparer stratégie am étudier adversaire am ñëw tari kon kooku dëgg-dëgg yaakaar naa ni duy bëre ku ko ëpp doole ñëw jàpp mu jàpp ñu tag bañ koy dóor ay uppercut ñu naan dana dem armel yo du dem armel yo non man loolu gëmuma ko loolu gëmuma ko loolu gëmuma ko vraiment loolu gëmuma ko gars yi da nee nañu Kandji production Tafa Kandji da nee na billaahi bës kii moo xam làmb waaye non li muy décortiquer moo leer nañ respect à toi Ahmadou Mada nangul na la Ahmadou Mada nee na bës kii xam na làmb Ahmadou Mada ba bi duul nga xamante ni muy corrigé nee na bës xam na làmb Diop Mayor itam nangul ne la nee na un prodige est né am na ñeneen ñu la nangul fii donc gars yi nee na consultant bu bees nee na live bi découvrir nañu consultant bu bees yaakaar naa ci loolu la ñuy tàggatoo live bi jeex na rendez-vous samedi Alino mi ko Buzz merci tu as découvert un Mourtala en version française xaw ma yaa ngi kon ça me fait plaisir parce que maa yow xamante ñu woon mais yaakaar naa ñoo bokkul ville bu ñu bokk muy kii man Montréal après dem Québec City laa doon liggéeyee yow nga nekk Québec City donc ça me fait plaisir mu am invité bu bees Toldo tamit nee na naanaan nga après moom baay nee na on a tous validé donc ils ont tous validé Dallo mi soog a ñëw Dallo moom mu ngi soog a ñëw xam naa li nga wax ci dëgg rek moom bu ko fekkee woon di nga am problème non rek sama waay la ñoom mamu ñu koy téyel ñoom kii rek su duggoon ci live bi xam ne xàmmee na ma xam nga rek man dégg nee naa la bëre simple laa faral loolu la du ma ko nëbb de bëre simple rek laa faral bëre dóor yi moom dama ci mënul ñàkk wax rek mais bëre simple laa faral so maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp am na solo jaajëf gars yi li la leen andiloon ci live bi 30 secondes moo ñu desee ñuy tàggatoo gars yi yëpp di joxe rendez-vous incha allah samedi